juróom-ñeenti waxtu ci guddi jot ci rajo Futur Média dal leen ak jàmm ci xibaar yi. coalition jot na gis ni Guy Marius Sagna la tax ñu yóbbu ko ci kaso bi loxob njiitu réewum France génn ci ñoom ñoo ngi ko xamle ni ki tey jii biñ doon jàkkaarloog taskatu xibaar yi. tabb gi ñuy tabb ñi bokk ci comité national dialogue national bi daal dinay féewale groupe bi ñu duppee non aligné di pôle boobu ndax ñenn ca ñoom gis ni Déthié Faye ma ko jiite dafa indi ak tànneef ci cëggalu guyam moo tax nee nañu dàq nañ ko ca booba pôle Déthié Faye nee na loola dara amu ci pôle boobu ci démocratie lay doxee. Caaroy ni ki tey la ñu jébbal boromam kii di Njóoba Sekk gannaaw ba mu ñàkkee bakkanam lii di askan waa bëgg a jóg wutal seen bopp nu ñuy watoo seenu kaaraange la ñu bëgg moom moo ñu sampal leen lii di ab poste de police wala bu gendarmerie laata loolu nee nañ su amul dinañu taxawal ay comité de vigilance ñàkkum ndox mu tar diirub ñaari fan démb ba léegi moom la askan wa yeewoo ca Pikine di ab quartier bu nekk ca Ndarge ci di wéyee daan ci ànd ak Mohamed Nabisila tàggat yaram ak Youssouf Bodian tour du web dañ ci ànd ak Baye Assane Diawo yoonu toll dañ ko tollantiwaat bonne santé ak gan gi di nekk kii di Ndiaga Ndiaye moom moo jiite amical bu contrôleur ak inspecteur yu travail mu seq waxtaan ak Pape Bes Diba dal leen a jàmm ci xibaar yi. Assane Diouf moom moo nekk ci machine bi gannaaw bañ leen nuyuwaatee di rafetlu seen àndandoog rajo Futur Média dañ koy dooree ak tëj gi ñu tëj gi Marius Sagna ci biir kaso bi coalition jot na ñoom la ñu gis moom moo di yoxob njiitu réew bu France moom moo nekk ca gannaaw moom moo tax ñu denc ko ñu ni Emmanuel Macron moom moo commandité lu ni mel loolu nag nekk loo xam ne nii ñoo ngi ko xamle tey jii biñ doon màggal anniversaire kii di Guy Marius Sagna ñu jaaral ca di amal ab conférence de presse ci teewaayu ko Omar Mbow. Macky Sall li ñuy wax ci tukulóor wat sees wala watawat. njiitu réewu France di Emmanuel Macron moo tëjlu activiste bii di Guy Marius Sagna bi ñu sukkandikoo ci ñi bokk ci coalition jot na Madieye Mbodj ak ñi mu àndal jàpp ne bu fekkente ne Guy Marius Sagna dafa nekk ca prison ba dafa neex njiitu réew bu France. bu ngeen fàttelu gannaaw Abidjan bu Burkina Faso woote na fële à Pau en France. Pau woo président yi nekk Afrique. ne leen damaa bëgg ngeen wax leen ne yéen a ma soxla moo tax may ñëw mais ñun xam na ne soxla wuñu France France moo soxla Afrique France bu dul woon Afrique du tekki dara ci àddina bi te li ko bay mooy président yu mel ne Macky Sall ak Ouattara ak ñeneen loolu moo tax lépp lu xew ci réew bi effectivement ñun duñ jàpp dañuy jàpp ne ñoom seen loxo mënu cee génn parce que seen i intérêt dañuy défendre. très marche jàpp rap yóbbu prison doomi réew mi ak yi ñu mel ñi bokk ci bile coalition di xamle ne démocratie bu Sénégal moo nekk di surux. Sénégal dañ ko doon bàkkee ne moom mooy càppaacóoli démocratie ci Afrique mooy ki nga xamante ne mooy roi des arènes ci lamb ji tëgg drapeau démocratie fii ci Afrique wante loolu bu Macky Sall toogee ba léegi wane na ne ndekete yoo ay léebi nen la. ginnaaw feetu Noël yi Guy Marius Sagna nekk bésu anniversaire am ca prison ba muy ay événement yu ko war a fekk ci wetu njabootam ak ay mbokkam di xamle Madieye Mbodj. mënoon nañu ko wax sax bon anniversaire parce que xam nañ ne fa mu nekk di ko gars yi di fexeel yëngal lu ko wàññiwul dara ci dëggoom ci pas-pasam ci xeex bi kon gii yaay guy gi nga xamante ne neexoo daaneel. coalition bi di jot na di waajal ab manifestation ñett fukkeelu fan ak benn weer wu ñu nekk ngir ñaawlu yokkute courant bi ak itam ñu bàyyi Guy Marius Sagna mu doxi soxlam. wàllu tabb gi ñuy tabb ñu bokk ci comité de pilotage bu dialogue national daal dinay féewale waa kuréel gi di pôle des non alignés loolu nag yenn ci ay parti daal dinañuy daje ni ki tey ji wax nag ni ñoom kii di Déthié Faye nekkatul seen coordonnateur ndax dàq nañ ko ñaar fukki fan ak benn ci weeru janvier gi ñu génn la ko waral moom nee na dafa def ci tànneefulu boppam rek ay nit jël leen dugal leen ca boobu comité te nekkul lu nu waxtaane nee nañ tamit doxalinam tey na xel moo tax nee nañu dinañ ko yóbbu fa mbaxana nekk benn ngir li ñuy duppee abus de confiance faux et usage de faux ak usurpation de fonction kii di Mame Biram Mbeng moom mooy njiital parti bi di les rénovateurs progressistes dañ koy dégloo ko Makoura Diagne. Déthié Faye mi nga xam ne dafa taxaw ne moom mooy coordonnateur des pôles des non alignés tam fekk moom doxalin boobu daf ko def ndax dafa tabb boppam koo xam ne nag yónni wuñ la santuñu la yabaluñ la amul fenn fu ñu daje ne yaay dem fa nga jaar ne ñun nga fa nekkal nekkaloo ñu fa sa bopp nga fa nekkal rawatina na nga boole ko ay njuuj njaaj
yoo xam ne ñaari at yi ñu fi nekk yëpp teg nañ ci suñu bët leer na bi nga xam ne nag moom moo indi coow li mooy 5 yi nga xam ne juróomi nit yi ñu tabb mu war a dem ci comité de pilotage bi dañu jekki rek dégg ko ci presse mu doon loo xam ne dañu koy ñaawlu ndax ñooñu fa nekk yabaluñ leen moom ak ñeent ña mu àndal looloo tax nag ñu interpellé président de la République ministre de l'Intérieur monsieur Famara Ibrahima Sagna président du comité de pilotage ñu xoolaat tànneef boobu te ñun ñi nga xam ne nag ñoo bokk ci kuréel gi bëgg nañu faa dugg te am nañu fa place pour ñu taxaw ci Déthié Faye fi ñu jëm ak moom mooy yóbbu ko devant le procureur porter ko plainte pour usurpation de fonction faux et usage de faux ak abus de confiance ndax fa mu jaar ci kayit ya mu daan tamponné kenn sant ko fa mu daan dem di teew kenn yónniwu ko fa bu rawatina nag bu sa doolee ay njuuj njaaj boobaa day laaj ñu yóbbu ko ci kanamu yoon ndax juumte googu mu def akub jubadi tabbi nit yóbbu te kenn sant ko c'est le président de la République sukkandiku ba def décret bi nga xam ne moom moo dugal juróomi nit ñooñu foofu te kenn yabalu leen. tontu du forox Déthié Faye jokkoon na nag moom waaye la mu xamle moom moo ñooñ di wax ñaar kott lañu te kuréel gi nga xam ni moom la jiite lu ëpp ñeent fukki parti politique ñoom ñoo ca nekk te tànneef googu bañ koy def ñëpp ca ànd kon nag tey bu fekkee ñooñu dañoo yëkkati seen kàddu di wax xëy na mer rek moom moo leen jàpp ndax lañ ca bokkul ci lu ñu wax nag ni dañ koy yóbbu ci yoon nee na mi ngi leen di xaar Déthié Faye dañ ko ciy déglu. ñooñu ñaar kon bu ñu jógee tey ñu dajale 21 juin waxtaan ne comme nun attribué nañ ñu juróomi responsable pour ñu bokk ci dialogue national bi naka lañ ko war a tànne na doon koo xam ne bu demee dana mën a défendre ni mu waree ba ñu paree ñu ne ma yow en tant que coordonnateur suñu prochaine réunion na nga ñu proposer juróomi tur ma jox leen juróomi tur yi amul kenn ku yëkkati loxoom ne ko ne man gisewuma ko noonu jafe-jafe yi nekkul foofu bi nga xamee ne ñun jox nañu juróom ñeneen ñi jox leen juróom-ñaar ñun dañoo waxoon ne nañu bind ngir ñu yokkal ñu yokkalaguñ ñu ci diggante bi beneen décret génn ba indi woon fi coow bu comme xool nañu gisuñ ci seen tur ñu jaxasoo jàpp ne kon ñoom dootuñu mën a bokk ñu ne leen teylu leen bind nañu tontooguñ ñu ànd leen ak dal waaye loola tax na ñu tiit ba fii ñu toll yaakaar nañ ne mënatuñoo bokk moo tax ñu jóg di wax réunion yi nga xam ne moom moo validé loolu ñuy wax ne amul ñoom signé nañu préfet de présence bi teewee nañu ko ànd nañ ca dogal ba. ñoom nee nañu dinañ dem fa mbaxana nekk benn yóbbu la ci kanamu procureur ndax doxalin wi ngay doxe daal ñoom ànduñu ci. loolu kay buñ ko mënee nañu ko def ndax xam nga pôle boo xam ne duñu cotiser duñu wax ne trésorier bi yor na xaalis duñu wax ne coordonnateur bi yor na xaalis. donc dañuy daje waxtaan rek ay xalaat la ñuy dajale pour mën a bokk ci dialogue bi boobu pôle amut luñ fay mën a luubal ndax la ngay mën a luubal dafay fekk alal nekk fa kon amul benn anam boo xam ne mën nañoo tuumal muy coordonnateur muy secrétaire général muy keneen ku mën a doon koo xam ne ci ñeent fukki membres yi nga xam ne ñoo nekk ci pôle des non alignés. ngeen di déglu xibaar yi ci rajo Futur Média juróom-ñetti simili moom moo bootu ci juróom-ñeenti waxtu ci guddi ca Caaroy Géej ak ca Caaroy Gaar. ak RFM kumpa jeex na ci RFM Ndati Diop. waa Caaroy ñooñu rawatina waa Caaroy Géej mer ba fut gannaaw fàtte gi ñu fàtte kii di Njóoba Sekk tey jii sax lañ ko jébbal boromam ca sëkk yi nga xam ni moom moo nekk foofa ca Caaroy Géej loolu nag moom moo tax délégué de quartier yi ñoom laxasaayu ci jamono ji nee nañu seenu kaaraange ñoo ko fas yéene sàmmal seen bopp laata ñu leen di sampal comme nañ ko bëggee ab poste avancé ci wàlluk gendarmerie wala ci wàlluk police ci jamono ji nag la ñuy def moom mooy dajale gone yi taxawal ay comité de vigilance ngir ñu koy wattu Matar Samb moom moo yore seen kaddu délégué yooyu dañ koy dégloog Ndongo Ka. taman damay wax ne mosunoo gis dans aucun pays du monde un civil faire justice soi-même donc li nga xamante ni moo jaadu bu nu sañoon tey état moo nuy garantir suñu sécurité Thiaroye bu fekkente en 1994 nous étions à 40 000 habitants sur 6 km². Maintenant nous sommes en 2020 nous avons une population de 60 à 65 000 donc en aucun cas on doit avoir un poste de gendarmerie ou bien poste de police pour la sécurité de ce village amu fi y a rien du tout donc le comité de vigilance bi nga xamante moom laa lay wax na fi mu toll nii du comité de vigilance boo xam dafay xeex wala président dafay jël ay yat ak ay ne la ko li ngis dóor leen non on n'appelle pas à la violence xeexunu xulawun mais dinañ sécuriser suñu koñ dinañ jël suñu doom waxtaan ak ñoom teg leen fi leen war a teg ñuy xool les entrants et les sorties kun xool ne xam ne kii bokkul ay jëmmam bokkul ak suñu jëmmi koñ ñu ñëw signaler que le président ou le gendarme ñu ñëw jël kooku yóbbu lii dal Njóobu moom vraiment ñun dañ ko attanatul sax état que humain attanatul ko te noo amul leen naqar parce que kenn ku si nekk am nga jaboot xam nga lu ñuy xool lu ñuy imaginer tey kuñ ci jëloon sa doom mu óor na lee guddi gi yaa ngi tëdd sa doom ñu ngi koy jël di ko jam ay paak ba mu dee mais c'est extraordinaire. Kër Masamba Naar di aw tund wu nekk ca Bambey foofa askan wa ak mairie ba coowal suuf moom moo dox seen diggante ndax lii di askan wa nee nañu seen suuf soosu kenn du ko lotissé di ko pàccaayral piquet yañ fa sampoon sax daal di nañ koy buddi mairie ba nee na mbir ma dina ko yóbbu ci yoon Babacar Diouf.
aw askan wu mer ba futt ñoom ñoo yàq borne yi nga xam ne moom lañ tegoon ci lotissement bi ñu doon def ci quartier bi di Kër Massamba Naar ci commune bu Bambey ñoom nee nañ commune bi dafa jóg rek di defi lotissement te yëgalule leen ci dara. Penda Gueye moom mooy wax ci turu waa Kër Massamba Naar. te tool yi ñun ku fi béy ñun ñoo lay jox nga béy ku fi bëgg a dëkk tamit amoo foo dëkk boo ñëwee wax ko dañ naan la mën ngaa teg fii kat sa néeg ba keroog ñu lay daggal tool ñu lay daggal ba keroog ñu lotissé ci loolu lañ nekkee ba tey ñi ma wax ak yow nii ba sama ñoom papa yor tool yi. léegi nag ñëw nañu gis waa cadastre ñëw di dagg tool yi te vraiment informé wuñ ñu amuñ seen benn information sinon wax nañ ma rek defal benn liste te defal liste wóorul dañu bëgg daal ñun comme tool yi ñoo fi newoon yor ko ba heure bii je pense bien que lépp luñ ci war a def war nañu concerté waxtaan ci ak ñun au moins ñu ànd ci ak xel mu dal mais defal liste rek liste mën nga def liste ñu xool na leen neex ñu jox leen or que ñi bokk ci famille bi dañoo bëri te dañoo rëy te tool yi yaatu na. commune bu Bambey bi nga xam ne moom moo tàmbali woon lotissement bi nee na comportement bi mënu ko woon xaar ci ñi nga xamante ñi ñoo dëkk fii wante li mu jël mooy dina porter plainte ñi nga xam ne ñoom ñoo ko def lii nag nee nañ am na perte boo xam ne nii toll na ci 8 millions yoo xam ne nii ñàkk nañ ko ci. Bambey RFM Babacar Diouf. Pikine ab quartier la bu nekk ca Ndar Géej foofa moom ñaari fan yàlla ngi ni askan wa gisuñu ndox loolu moom moo tax dañuy dem ci yeneen i quartier ngir ba fa amum ndox loolu nag nekk loo xam ne nii metti na leen lool ñu dem ba Ndar fekki fa Mohamed Nabi Silla. robinet yi dafa toqatul sax ci gox bii di Pikine kenn ku ne di def nu mu mënee ngir jot ci ndox mi lee. te dund bu métti lañu surtout ñi dëkk booru tableau wala jëm ay Sor Diagne gannaaw raay ak yooyu foofu moom vraiment c'est la catastrophe. Thiamba Seck ak Adama Sène di ay borom kër nekk ci Pikine di xamle jafe-jafe yu ñuy dund ci jamono jilee. ay ndox sachet wala ay bouteille te loolu tamit ci poche nit ki lay jógee xam nga loolu mënoo ko yore boo fekkee famille bu ma nga yore day métti pour nga sangu aussi ay taaba la. mais Pikine léegi solution bi la mooy dafa am ay kër yu am ne dafa am ay teen quoi. yenn travaux yu bare duñ ko def ak ndoxum teen lañ koy defee mais daal li may ñaan daal autorité daal affaire yi nañ ci jublu parce que daal nit toog une journée 2 wala 3 jours amoon ndox vraiment c'est un peu difficile quand même. madame Ndiaye xam le ni moom këram dafa amoon réserve waaye jamono ji dafa jeex ba tax na ñoom itam ñu ne ci ay jafe-jafe. robinet moom tey moom nit ñi bi ñu yeewoo mbedd yi ñëpp a ngi yore paan lu ñu sol moo sax amuñu. la wax man sama kër réservoir yi ñoo may servir dafa may day tëj 2 jours du ma ko yëg mais nit ñi ñëw di ñaan si ndox ñooy tax ma yëg ndox mi dafa tëj démb toute la journée nit ñi dañuy ñëw may ma loolu moo tax ma gën xam ni robinet bi dafa tëj. yenn xabaar yu jógee ci kilifa yi amee wàllub ndox mi xam le ni ay canaux yu am ay yàqu-yàqu ñoo indi jafe-jafe ju ni mel te tey jii ñoo ngi ci di def seen kéemtalaay kàttan ngir ndox mi mën a dellu si. RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Silla. dañuy jóge foofa ca Ndar rek jaar yi dem ba ca Matam foofa ca Dandamayo ñenn ci ay baykat rawatina ñuy yëngu ci wàllu ceeb gis ni campagne agricole bi ren ji dafa mel ni daal dafa amik gàllankoor la ko waral ñi nga xam ne ñoom ñooy bayu ceeb fi ñu duppee grand casier agricole bu ndullu manji ñoom ci jamono ji xamatuñu fu ñuy wéer seenu ku ndodd nee nañu yeexaay gi ñu gis ci njaayum la nga xam ni moom mooy ruuse ci la ñuy bay nekk na loo xam ne nii dina indi gàllankoor ci résultat yi ñoom tëgg nañu seen ku yuuxu dénk ko kii di Ali Bandel ñëw. kenn nelawatul ci juróom benn dëkk yi ngànk casier agricole bu ndulu maji la ko waral ba waxtu wi ñuy àddoo ceeb ba ñorul te paykat yi yaakaaruñu góob mu yóbbaale nag lu ëpp 2 junni ci doomi aadama yi yeewu ci dëkk yi di Dumga di Seedo Sebek Seedo Abbas Thiarène Funebe ak Dembe. Abdoulaye Ndiaga Sagnane laa tudd dalul xel li ko waral bi njëkk mooy affaire wàcce courant on a eu beaucoup de retard bi courant bi wàccee aussi ñu commencé ndox bi daw canal yi toj quoi ndox mënatu yëg parce que canal bi dafa toj parce que dañoo commencé pompe rek canal yi commencé toj quoi suñu tiitaange mooy duñ góob te dañoo yore luñ war a fay comme dañu am ay bool te duñ góob dañuy ñaan ñuy wax ne nañ ñu dimbale ngir yàlla ci boy yi au moins quoi vraiment ku amul dara moom pour nga fay moom problème la te boo bëgg dem campagne la plupart du temps boo fayul doo dem dëkk yu bëri ñoo bokk périmètre bi c'est-à-dire waa Ndouloumadji ñaari Ndouloumadji yi Thiarène Seedo Abbas bi Seedo Sebe quoi ak Wuro Alpha parce que amuñu jéeri amuñu wàllo ba ma yeboo sax ne lii tax ñu gën a béy ñun dañoo yaakaaroon ne au moins dina am lu ci kii quoi parce que wax dëgg yàlla bu fekkee amuloo jéeri léegi wàllu ji ñu yaakaaroon ne danañu
sauver wala ju mel ni moom daal ñoo ngi dëkk loxo. ba waxtu wi ñuy àddoo nag plantation yi ba léegi ñorooguñu moo ne sax nag ci ndorteelu jafe-jafe yi maanaam bi ndox mi wàññeekoo ci dexub Sénégal gi administration locale bu diwaanu Matam sàqu woon na ba am ci OMVS ñu ubbi barrage yi ngir kon ñu mën a relever niveau bi ci loolee sax kër gii di SAED def kéemtalaay kattanam engagé entreprise bi nga xam ni fépp fu ndox ñàkkoon ñu daal di koy curé ba mu mën a yegg ci station de pompage yi mu nekkoon seen naataango Ali Bandel Niang fii ci diwaanu Matam pour RFM. RFM rajo askan wi. Cankun Malal di ab gox bu nekk ci commune bu Bandafassi ca Kédougou ak lakk moom moo fa jépp niki tey ji lu toll ci fukk ak juróom-ñaari nekk daal di nañ fay tàkk ba jeex lii di jumaa ja tamit safara sa daal di ko fay bàyyi laal na ko mu nekk loo xam ne nii dégâts ya ñu ne am na solo lool waaye amul kenn koo xam ni ñàkk na ci bakkanam enquête ubbi nañ ko ca Ibrahima Jabaxate. fukki néeg ñax ak benn jàkk ñoo jot a lakk ci benn incendie bu métti bu amoon fale ci Canku Malal te mu bokk ci arrondissement bu Bandafassi te digganteem ak commune bu Kédougou mu ngi tolloo ci fukki kilomètre ak ñaar bi ñu sukkandikoo ci ñenn ñi fa nekk xamal nañu ne daal benn xale bu góor bu doon waaj a defar jardin ci wetu dex bi moo waral lakk bi am nii. Wuri Kanté moom directeur école élémentaire bu nekk ci gox boobu bi nga xam ne jot nañu jokkoo ak moom ci téléphone lii la ñu xamal. ma doon wàcc ak sama élèves yi quoi vers 13h20 et ma eggee si kër imam ma gis benn fumée daal bu koy côté est quoi alors ma ne élèves yi nañu arrêté fii ñu dem xool naka la ñuy saafara kii bi safara jéem a def benn pare-feu quoi xam nga pare-feu waaw maanaam ñu def benn barrière bi empêché kii avancé ci safara bi quoi mais malheureusement yénta loolu bon safara bi xam nga rek dafa àndoon ngelaw bu fort ngelaw bi jël étincelle yi yóbbu ko si biir dëkk bi da vraiment kii maison yi lakk affaire yu bëri daal perte nañu foofu parce que perte nañu suñu diplôme yi suñu kayit yëpp daal dara génnul xam nga ak matelas yi yëpp vivre yi tamit mboq mi ak gerte bi ak yëpp daal daanaka dara génnul si biir kër yi. biñ ko yegee élément 62e compagnie d'incendie et de secours ñi nekk fii ci diwaanu Kédougou jot nañ fa dem waaye moom mujj ñu fa génne benn matériel fu mu nekk ni am na benn l'enquête bi nga xam ne brigade bu gendarmerie territoriale de Kédougou jot na ko ubbi pour ñu jéem a xam lan moo waral lakk-lakk bu métti bi Ibrahima Jabaxate Kédougou RFM. bëccëgug tey nekkoon loo xam ne nii ñi nga xam ni ñoom ñoo yore magasin wala boutique te nekk ca peggug lii di garaasu Nioro ba nekk ca Kaolack dootuñu ko fàtte foofa nag raxas nañ ko ba mu set wicc ci àndandoo préfet ak lii di bulldozer yi ak yeneen yoo xam ne nii dañ ko boole ci campagne ba nga xam ni ca la ñuy seetal ak yàqali mbeddi Kaolack ya commune bu Niakhar ci région bu Fatick maire ba moom tamit lam ca bëgg moom mooy fexe ba yenn ko tabax yi wala yenn ko occupation yi nga xam ni jaarul ci yoon ñu daal di koy dindi conseil municipal bi ci wàllu woowu daal dinay adopté benn plan de lotissement bu commune bi am na ay villages yu bari yu nekk foofa ca Niakhar yoo xam ne tamit bokk nañ ci boobu plan am Kodou Sène moom mooy maire bu Niakhar dañ koy dégloo ak Aminata Goudiaby. xam nga dëkkuwaay dañ koy anticiper doo bàyyi ba nit ñi dëkk ngay ñëw di toj di def moo tax tubaab di wax plan de lotissement bu Niakhar adopté nañ ko muy gulee parce que daan nañ am ay lotissement ñu ne lotissement 1 lotissement 2005 lotissement cité des enseignants démb nag dañu ne Niakhar léegi dafa war a am benn plan global moom la ñu voté démb tey boo jëlee plan bi da ngay gis Niakhar yëpp ñu voté aussi plan de lotissement bu Sangaay ku xam Niakhar xam ne boo jëlee Niakhar centre Sangaay dëkk yi ci topp mooy Sorokh mooy Yengele mooy Sagne donc après Niakhar centre et Sangaay li ñu bëgg mooy lotir Sagne Yengele ak Sorokh. dañuy dem ba ca Touba foofa ubbi nañu lii di faculté sciences religieuses et humanités civilisation bu université Cheikh Ahmadou Bamba bu Serigne Mamor Mourtala boobu nag bokkewul ak université bu mag wi nga xam ni lii di université bi ñu duppee Cheikh Ahmadou Bamba nga xam ni xalif général des Mourides moom moo ko jiite ca cérémonie ba ouverture ba ki fa nekkoon di professeur Souleymane Bachir Diagne moom mooy njiital conseil scientifique ba daal di nay woo rek ndongo ya nga xam ne ñoom ñoo nekk ca biir ñu soobu ci jàngaleek li nga xam ni moom mooy taarix yi fi nit ñu baax ñi rawatina yi di xalif général yi di Cheikh Ahmadou Bamba teg ñu sukkandiku ci laataa ñuy ubbeeku dañ koy déglu moom Souleymane Bachir Diagne ci micro Mahima Diop. gannaaw ci rentrée la ñu nekk nii di itam dalal étudiants yu bees yi nga xam ni orienté nañ leen ci faculté bi ak ci université Cheikh Ahmadou Bamba muy mission éducation
formation ñu mel na man ak sama yeneen i moroom ak samay xarit yu mel na professeur Sankharé yu mel na professeur Bachir Diop ak yeneen i professeur ñu ñëw waxtaan ak suñu étudiants yi daje ak ñoom wax leen lan mooy signification wu faculté bu mel na bi ñu dajee tey muy faculté bu ñu tuddee faculté des sciences religieuses des humanités et des civilisations ñu dellu ci signification wu lan mooy humanité lan mooy éducation boo xam ni bi du rek ay spécialisation du rek nga jàng lii bii technique nga jàng médecine nga jàng lale dafay nekk itam signification bu gën a large parce que éducation dafay motal nit ku mot loolu mooy butu éducation te soo ko seetee mooy butu religion itam loolu mooy message loolu li ko tax a jóg mooy sénégalais bu bees bi ñu war a tabax ndax Serigne Mamor dafay wax toujours ni dafa bëgg ay ñoo xam ne ñii mot nañu imam mot nañu ingénieur xam nga soo ko waxee noonu rek tënk nga lépp soo nee mot nañu imam mooy ñii kat dégg nañu seen diine ba nga xam ne bi non seulement ñi ngi ci guider seen bopp waaye mën nañ ci guider ñeneen waaye ba tey kooku nekk ingénieur soo déggee ingénieur li mu symboliser mooy science yi gën a pointu ci monde moderne bi ñu ne loolu mooy avenir u dëkk bi. mu nekkoon professeur Souleymane Bachir Diagne ñoo ngi leen ko doon wax sànq si ngoon tiis wi nga xam ni moom moo dal ci kaw Dandele ñol bu Baaba Maal mu ñàkk kenn ci ay guitaristam di Mama Gaye loolu nag gannaaw ab feebar boo xam ne nii ci la tëddoon tey jii la faatu ci lalu hôpitalam ci Abbas Ndaw loolu nag ci wàllu woowu ak tiis wi dal ci Dandele ñol dañ ciy déglu chef d'orchestre ba di Alioune Diouf ci jokkoom ak Ali Bandal Niang. Vraiment metti na lool comme nu méttee bépp membre u Dandele ñol waaw vraiment waaye nag yàlla moom kenn doo xëccoog moom lenn moom mën naa ko wax Mama Gaye moom vraiment nekkoon na ko maanaam mën naa ni wax ni sax moom moo daf ñu doon tette ndax moom moo doon magu orchestre ci tous les plans ci plan yëpp te nekk musicien bu mag waaw Maodo kay moom ci àdduna woo du sax daan Baaba Maal wala Dandele ñoo ñàkk waaye àdduna bi ñoo ñàkk ndax Mama Gaye ñëpp xam nañ ni moom kan la doon moom ak fu mu tolloog Baaba Maal ak ñu wër àdduna bi ak Baaba Maal donc yaakaar naa ni moom c'est tout le monde entier mooy àdduna bi ñëpp ñu ñoo ñàkk ndax nekkoon na man boobu xam ne vraiment mi ñu doon teete dañu yedd wàcce boppam non vraiment awma fu mu nekk nii moom awma lenn lu mën a wax pour exprimer par exemple njaax kii bi ñu am nii quoi vraiment douleur métti na trop nag leen rek la ñuy ñaan di ko ñaanal te yàlla bi nga xam ne moom mooy boobu mag bi yërëm ko xam nga yóbbu ko ci àjjana yu gën a kawee. amin mu nekkoon kon seedey kii di Alioune Diouf chef d'orchestre bu Dandele ñol gannaaw faatuk Mama Gaye nekkoon guitariste ci orchestre bi di Dandele ñol Youssouf Bodian ñu ngi lay nuyu. di la fay El Hadj Ndate Diop. football lañ koy doore waaye ci biti réew ak lu soxal 8e de finale Coupe de France mu mel ni Po PSG mujj na ko wan doole. waaw mujjul def exploit comme ni mu ko defee ci kanamu Bordeaux club bi nga xamante ne ci wàllum national de lay yëngu ki ko éliminé di Paris Saint-Germain daan ko 2-0 Paredes ak Sarabia ñoo dugal but parisien yi Idrissa Gana Gueye mu ngi yoon ci banc bi dugg ci ñaareelu période bi waaye ci effectifu Po bi am na ñaari sénégalais yu nekkoon titulaire di Moustapha Nam nekkoon milieu de terrain AS Douanes ak kii di Mamadou Lamine Gueye nekkoon joueur Génération Foot di attaquant Cheikh Tidiane Sabali moom it nekkoon joueur Génération Foot dugg na ci ñaareelu période bi def match bu am solo Abdourahmane Ndiaye moom ci banc bi la nekkoon joué wul di kon ay joueurs yoo xamante ne ki leen yóbbu foofu ca Po FC kii recruté kon club boobu pour Sénégal fii moo leen fa yóbbu di Abdoulaye Niang gën ko xamee ci xas moom nag tey mu ngi yoon foofu ca Po ngir seetaan match boobu dox diggante Po ak ñii di waa Paris Saint-Germain foofu lañ jokkoo ak moom ñu déglu ko. kontaan nañ ci Sénégalais yi ba te dëkk bi yëpp kontaan nañ ci Sénégalais yi bon Idrissa bi mu def excentré parce que Idrissa du excentré naam bon comme d'habitude moom il fait ses matchs de toute façon fête la woon xamoon ne contre Paris Saint-Germain du yomb te Paris du Bordeaux et que ñëpp kontaan nañ ci kontaan nañ te ñu ngi doon xalaat résultat bu gënoon lourd ren ji xalaatuñu woon huitième de finale bi ça fait 22 ans que mu fu mu nekk championnat bi moo des pour concentrer wu pour jéem ko gagner en fait. ci équipe Po bi dajak Paris Saint-Germain gis nañ ci ñeenti sénégalais di Mamadou Lamine Gueye ak Moustapha Nam nekkoon ay titulaire kii di Cheikh Tidiane Sabali dugg ci ñaareelu période bi mën nañu wax ni Po léegi destination la pour footballeur yu Sénégal yi. oui moo waral
daaw ma jël si fa 3 jeunes am na bon Mortala Nguer bu nekkoon Gorée daaw mais ren ñëw mi ngi si équipe bi mais après dafa mi croisé mais au moment bi muy ñëwee si formam si la gaañoo et que bon ñaari jeunes yi ma indi aussi si réserve bi kenn ki mooy deuxième meilleur buteur bi si réserve bi CFA 2 la nekk jeune 2001 bon donc président bi fu mu nekk année bi bu jeexee dinañ ñëw jël si waat 2-3 jours foofu Sénégal incha allah. kooku di Abdoulaye Niang di xas moom nag nekk recruteur Pau FC ci Sénégal Pau FC kon donte sax defuñu exploit waaye ñii di waa Épinal nekk national 2 tamit ñoom kon tey dañoo bett Lille daan leen ñaari bal ci benn donte sax Lille moo leen mëne woon ci quart de finale yi kon ñoom qualifié nañu waa Épinal ci quart de finale Coupe de France kon national 2 ñaari équipe ñoo ko fay teewal ndax Belfort moom démb moo daan Montpellier nekk équipe bu Ligue 1 Ndate Dioba. ca biti réew la ñuy des ca Espagne ak Angleterre tamit ay jongante amoon na. Angleterre la ñuy door jamono yi ñoom nag ñi di Liverpool ñooy jongante match retard 18e journée fi mu toll nii nag Liverpool moo mëne ñaari bal ci dara ci kanamu West Ham kii di Mohamed Salah moo njëkk a dugal ci penalty Oxlade-Chamberlain moo dugal ñaareelu but bi ñu ngi ci 82e minute de jeu Sadio Mané bi amee gaañu bokkul ci match boobule kon Liverpool di def ay jéego jëm ci trophée bi nga xamante ne 30 ans ngi ni gagné ko di trophée bu Première Ligue bu Angleterre ñu des ca Angleterre ñoom it ñu ngi amal demi-finale retour bu League Cup fi mu toll nii nag Manchester United moo ko mëne benn bal ci dara waaye kon dafa mel ni City moom mooy qualifié su fekkee ne fii la yem ndax ci aller bi ñoom ñoo gagné woon ñetti bal ci benn kii di Matic moo dugal biu Manchester bi ñu ngi ci 82e minute su yemee fii kon waa City ñooy jàll dem ci finale League Cup boobule. ca Espagne lañ jëm ñoom it ñu ngi amal lii di 8e de finale Coupe du Roi Saragosse mooy daje ak Real Madrid Real kon moo ko mënee ñaari bal ci dara Raphaël Varane ak Vasquez ñoo dugal but yu Real Madrid ñu jeexalee ko ak Italie foofu nag Inter Milan mu ngi jongante ak Fiorentina ci wàllum quart de finale Coupe d'Italie Inter kon moo mënee Fiorentina ñaari bal ci benn ñu ngi ci 82e minute de jeu El Hadj Ndete Diop. wàllum dawal welo cyclisme Tour du Fleuve Bécaye Traoré mu mel ni mi ngi wane boppam. gagné na ñaari étape yu njëkk ya moom mi bokk ci club Petite Côte gagné kon ci distance 101 kilomètres diggante Saint-Louis Ross Béthio ak Rosso Sénégal équipe mauritanienne bi moom la ñu jàpp ni moo jiitu ci équipe yi jógee bitim réew ngir bokk ci jongante boobule ñu dem ca foofule Rosso Sénégal fekki Mamadou Diagne mi fekkee bi équipe yi kon di yegg si foofule ca Rosso Sénégal. mu daw ko ci chrono bu toll ci benn waxtu fukki simili ak ñaar ak 25 secondes ci distance bu toll ci juróom fukki kilomètre ak benn kii di capitaine bu équipe nationale bu Sénégal ci wàllum dawal vélo di Bécaye Traoré daal nay jël deuxième étape Tour du Fleuve mu nekk étape boo xam ni jël na ko ci lu amul benn jafe-jafe. imposé naa ci suba mu gis ni gars yi xaw nañu saraan ma dem ba ci fin après tamit ma dem ñëw gagné ci ngoon nga tamit ma xam ne tey suba gars yi dañoo sonn man tamit garaaw naa imposé xool ma imposé gis mu dagg ma teggi gars yi ñëwaat ma imposé waat mu dagg ma ne allez ça va après si luñ dem ñu dem à 4 kenn ki nangu doon jaar bi kenn ki nangu lay jaar après ñun tam ñu am jeu bu ñu def mu tëb ñu ko ne à 3 ñun nag ñuy jaar ba agsi bi ñu demee ay 5 kilomètres laa leen attaqué ñëw gagné course état bi métti ñëwagul parce que instant bi ñu ngi soog commencé état bi métti yi ñëwagul. ñu ñëw participer seen ñaareel yoon ci jongante bile équipe mauritanienne bi ak ki ko jiite di seen entraîneur di Yacoub Fall di xam ne ni lépp jaar na ci wàllu organisation bi moom mi sax mi ngi lancé ab défi kii nga xam ne mooy champion sénégalais bi di Bécaye Traoré. si mooy deuxième édition bu ñuy participer c'était bien organisé bien sécurité macha allah. non Bécaye fokkee booy bi foog ma waxtaan ak moom tay foog ma arrêté Bécaye une bonne fois. oui Rissator foog ma arrêté Bécaye ba arrêté ma ko Rissator da Bécaye bàyyi mu continuer rek ma suivre sama chemin yi mu déjà ma gagné. mu nekk étape boo xam ne ci njeexital ba maillot rouge bi ñu ngi ko jox kii di As Diallo maillot jaune bi daal di dem ci loxoy kii di Kepa Mamadou Diagne fii ci Rosso Sénégal ngir rajo Futur Média. jaajëf Mamadou Diagne kon ñetteelu étape bi bu tour cycliste du fleuve suba lay am ci jeudi bi 106 kilomètres diggante Richard Toll ak Fanaye course la boo xamante ne kon 750 kilomètres la juróom benn étape diggante Saint-Louis ak Podor club yi bàyyeekoo ci juróom ñetti réew ñoo ci bokk kon ci ñaareelu édition boobule laata ñuy dem ndate ñu joxe kon score matchu Liverpool bi ñu ngi toll ci 86e minute kon Liverpool moo mën a West Ham
ñaari bal ci benn kon ñaari bal ci dara su fekkee ne score bi yem na fi dina doon kon 23e victoire Liverpool saison bi ba tey kenn dooragu ko tamit ci classement bi dina ko gën a creuser yóbbu yëf yi ba 16 points digganteem ak Manchester City mi nekk ci 2e place bi. jërëjëf Youssouf Bodian ñu egsi ci beneen pàcc. Tour du web ci RFM. Baye Assane Diaw lañ ci àndal. dal leen jàmm. lenn li ak singali la ci wàllu yoon muy ay kàdduy Seydi Gassama ñu mën ko fekk ci xët wu njëkk site groupe Futurs Médias igfm.sn ki jiite Amnesty International fii ci Sénégal bëgg na yóbbu mbir mi ci ëttu attekaay bu CEDEAO ànd ci ak ay naatangoom yi aar àq ak yelleefu doomu aadama mi ngi jàpp ni moom Seydi Gassama kii di procureur warul di dugg ci ay mbir yoo xam ne politique moo ko lal dañuy desandi ci wàllu yoon wante gi yoon ak Seneweb mi fësal ni dogal bi daanu na ca mbirum taalibe ban yeewoon ca Kaolack bu ñu sukkandikoo ci bile site jàngalekat ba ak ñeneen ñan tuumaloon daal di nan leen ni daan ñaari ati kaso yoo xam ne duñ ko tëdd atte bi doon nañ ko amal tey ji ci àllarba ji ci tribunal bu Kaolack lu jëm ci kaaraange biir réew mi lu tollook 400 nit yu teg juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent daal di nan leen di teg loxo diggante Dakar Touba ak Kaolack muy luñ mën a jàngee ci leeral.net lu jëm ci mandi di tambambalu ci mbedd mi mandi di dawal te yoroo permis wala ñu fekkee laak yamba bokk na ci li tax ñu teg leen loxo leeral.net mi ngi ñuy xamal ne police ak gendarmerie ñoo ànd ci bile liggéey barab bi nga xamante ni lii di pétrole wala gaz feeñ na fa leneen lu weesu njort mën na fa génneewaat di ay kàddu njiitu réew mi Macky Sall tam fes lool ci bët7.com ndaje min ubbi tey muy ñeenteelu yoon bi ci la Macky Sall jébbalee yi la kàddu mu ni lëkkaloo réew yi bokk na ci li yombal pétrole bi nemmeeku Sénégal wala gaz bi ci Mauritanie ak ci Sénégal ba tey xibaaru bitim réew ca Tunisie Eliès Fakhfakh daal dinay fësal yoon wi mu fas yéenaa tegu te Jeune Afrique dina ko junjël ginnaaw bi ñu ko tànnee ngir mu samp ak nguur appal doon ko ba 20 fan ci weer wi ñuy séntu ngir mu jàkkaarloog ndawu pencum réew ma Eliès Fakhfakh nag daal dinaa fas yéena yokk limu ña koy gunge ci liggéey bi ba si 23 te sa njëlbeen la 23 képp la dige woon tàggat yaram lañ koy daanale Coupe bu France ci wàllu football lii di ren ginnaaw jogante bu métti woon daal dinay jàll ci ñeenteelu xaaj bi Sport 221 di ñu xamal ne Mbaye Niang ak Sada Thioub am nañ ci taxawaay bu mucc ayib ren ginnaaw bi mu jiitoo Angers si ñaari bal ñaari yoon ci prolongation yi la mujjee ca njeexta la daal dinay jël ndam li ndax am na juróom Angers moom daal di am ñeent mu doon xibaar yum taataanoon ci seen tour webu tey bi di leen dig daje beneen yoon. jaajëf Baye Assane yoonu tollanti gi ak Moussa Oumar Gueye. bismillah leen ci diwaanu Tambacounda fii nag RFM ci 93.2 ngir seen rubrique yoonu tool tey ji mu ñuy jëmale ci Jinkoore diggam ak Tambacounda toll ci juróomi kilomètre jëm ci yoonu Kédougou dafa am benn plaza masalan benn jumtukaay boo xam ne dañ ko fa tabax mu rëy lool ñu fas yéene ko def mu am centre de gestion et d'économie rurale ngir jàppale ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllum mbay mi ak yeneen yu ni mel ci lu jëm ci wàllum koom ana nan lañ koy yaxanalee Omar Mamadou Baldé gouverneur bu Tambacounda. lii yëpp dafa bokk ci lutte contre la pauvreté en milieu rural mun a corriger déséquilibre yi nga xam ne dafa amoon diggante capital yi ak dëkk yu ndaw yi saytoo un peu vraiment am nañu retard tuuti su fekkee wax dëgg la parce que lu nekk question de détermination la question d'engagement li nga wax mooy bu ñu jàppoon li ñu dugal yëpp ci mbéy mi depuis 1960 ba léegi développé na ñetti yoon wala ñeenti yoon Sénégal à chaque fois yenn saa yi bu ñu gisee lu doon sooxe manque de renforcement de capacité nit ñi amoon na ci benn partie bu importante demander ñi war a mettre en œuvre projet bi ñu jege population yi xamal leen njëriñ projet bi mais également xamal leen lan la ñuy xaar ci ñoom parce que projet bi c'est juste 5 ans bu paree nit ñi ñooy war a mun a des ak réalisation yi te loolu aussi am na solo. Adama Ndaw mi bokk ci Corprobat kuréelu baykatu banaan yi moom kat xamle na ni lii di centre de gestion bi bu ñu demee ba ibbi ko dina nekk njëriñal képp kuy yëngu ci wàllu mbay fii ci diwaanu Tamba Kolda ak Kédougou. xam ne dañu def ay centre de gestion d'économie rurale ci gox yi te gis nañ ne suñu centre bi répondre critères yi nga xam ne moom la centre de gestion d'économie méngoo du doon bu ñu wax ne centre banane la rek césaire banane la mais c'est filière yëpp la képp kuy producteur am nga ci yoon képp koo xam ne aussi opérateur économique nga am nga ci yoon
te bu ñu demee ba nga xam ne pare nañ ci processus bi administration bi aussi producteurs yi ñoo ko yore. projet Thiers Sud nag dafa nekk projet boo xam ne dafay xeex lépp lu jëm ci wàllum xiif waaye itam ba tey fas yéene defar ay yoon ngir nag yombal li nga xam ne dañ koy bay ci dëkk yu kawe yi ñu génne ko waaye itam ba tey gën a dooleel lu yëngu ci wàllum mboq mi lu jëngu ci wàllum meew mi ñuy jëfandikoo wàllum banaan lu jëm ci wàllum ceeb. Alpha Bokar Balde moom mooy directeur général bu Sodagri. projet Thiers Sud Baydaare projet la boo xamante ni politique njiitu réew mi suñ partenaire AFD ak Union européenne ñoo ñu financé ëpp na 30 milliards ñaari région ak ci 20 communes donc 4 départements te gis nañ ni même bu dee appui conseil bi am na des na ci wàllu comptabilité plan d'exploitation yi pour ñu mun a xam ni boo defee lii la lay coûter su pare lii la lay jural booy yëngu ci benn affaire foog nga am ci vision donc centre yi ci loolu la ñuy yëngu pour producteurs yi la on le fait avec eux et pour eux. lu ñu mën a jàpp mooy kii di président comité de pilotage bu projet Thiers Sud di Tidiane Sidibé ñaax na ñii di waa Sodagri ñoom ñi nga xam ni ñoom la ñu dénk lépp lu jëm ci wàllum doxalin lii di projet Thiers Sud Baydaare ñu gën a baral seen ay yëngu-yëngu. conseil technique ministre de l'agriculture et de l'équipement rural la et moom laay représenté fii en tant que président du comité de pilotage. seet fan la ñu toll ak lan ñooy gàllankoor yi ak lan la ñu mën a def pour projet bi gën a xarañ gën a atteindre ses objectifs. gis nañu ne bien que projet bi avancé wul noonu si suñu gis-gis waaye gis nañu ne liggéey bu rafet la ñu def facilitation bu directeur général bu Sodagri acteurs yëpp léegi nangu nañu que ku nekk war na indi pas-pasam pour que projet bi vraiment population yi mën leen ko sentir parce que 20 communes yi si ñetti région wax dëgg yàlla du projet bu ndaw donc loolu tey moom ñu ngi siy jógee ak yaakaar bu rëy yaakaar également ministre de l'agriculture et de l'équipement docteur Moussa Baldé ak président de la République pour seet suñu zone bi naka la ñuy def ba production riz bi augmenté production maïs bi augmenté production lait bi augmenté ak banane bi ñu augmenté ko te it ñu def aussi ay infrastructures yoo xam ne dina leen permettre ay cantines scolaires piste de production aménagement de vallée ak bas-fond accompagner communes yi plan de développement. kii di directeur général bu Sodagri di Alpha Bokar Balde nee na nag ñoom danañ def seen kéemtalaay kattan ba li ñuy séentu ci moom ñu mën ko matal rawatina ci atum 2020 bi nga xam ne ñu ngi ko doog a tàmbali. doon amal ndajem waxtaan ci wàllu woowu li ñu naan comité de pilotage. Sodagri moom mi nga xam ne moom moo porté projet bi day ñëw expliquer. ensuite am na bailleurs yi nekk fa mooy waa AFD ak Union européenne ñi nga xam ne ñoom ñooy jàppale projet bi. nga xam ne Ageroute CLM Bamtare ak waa sécurité alimentaire ñoom tam nga xam ne am nañ ku nekk pàcc ci projet bi donc ñun ñëpp a daje fi donc. ci seetlu bi nga xam ne jot nañ ko def nag lii di projet Thiers Sud Baydaare ak projet bi ñu naan PADAER phase 2 daanaka dañoo mel ni dañoo bokk yëngu-yëngu ndaxte kat dañuy yëngatu ngir jàppale askan wi rawatina ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu mbay fi fare ci diwaanu Tambacounda diwaanu Matam diwaanu Kolda ak diwaanu Kédougou jërë ngeen jëfati ci déglu ak teewul bi ngeen amaloon ci yoonu tool fii ci Tambacounda. insémination artificielle bu ñu koy wax ci Sénégal sàmm yi gën koo xam ci pompe nag xel yépp dafay dellu ci jëmm ji di professeur Pape El Hassan Diop dëddu génn àddina ayu bés bi ñu génn di docteur vétérinaire bu xereñ ay ndonoom mën cee indi seede. maa ngi tudd docteur Omar Thiam maa ngi jiite kuréel gu tudd Soprodel muy kuréel goo xam ne mu ngi yëngatu ci lu jëmane kanam ak lu woomal wàllum càmm. ñiy yëngu ci wàllu vétérinaire bu leen Pape El Hassan Diop jàngalul moom professeur bi am na ak ñoom jaar-jaar ba tax ñu bëri mën cee seede docteur Omar Thiam. Pape El Hassan Diop su ma lay wax ci moom li may jiital mooy ne kooku daal sama sëriñ la woon ndaxte moo ma jàngal teete ma ci li nga xam ne nii mooy wàllu reproduction doon ku yaatu dënn ndaxte da doon jëflanteeg ñëpp ñu def aussi liggéey bu rëy ci wàllu reproduction ci li ñuy wax insémination artificielle njariñ li bari na te bu amul woon sàmm dana loof ci Sénégal ba tax ci jamonoom président Abdou Diouf wóolu xam-xamu professeur Pape El Hassan Diop def ko programme national njariñ li ak docteur Oumar Thiam. njëriñu insémination artificielle ba xam naa dama la ciy tënkal rek ñaar. mooy nga jël man yi bi nga xam ne muy jógee ci nag wu góor nga jëriñoo ko dem jéem a ëmbal nag wu jigéen ci loolu ñoom ñaar ñu seq dara. voilà donc njëriñ bu njëkk yi mooy nag benn nag bu fekkee tëb na nag bu jigéen nag boobu rek lay mun a ëmbal waaye bu fekkee ñun dañuy utiliser insémination
insémination artificielle li nga xam ne nii dañ koy jëlee ci benn nag bu góor dañ koy daal di kooj suñ ko koojee day daal di gën a bëri mun nañ ci en tout cas pomper loo dem ci fukki nag jëm ci ay téeméeri nag mbaa lu ko donc loolu mooy njëriñ bu njëkk bi donc dafay maye yaatal mais beneen bi mooy na ci ay sàmm yoo xam ne nii ci insémination artificielle am nañu nag yoo xam ne dem nañ ba man cee am lu yegg ci ñaar fukki litre ci bés loolu déjà dafa bëri solo ci koo xam ne nii pour mu joxe woon ñaari litre jafe-jafe. Professeur El Hassan Diop wéy na dëddu àdduna waaye xam-xamam mi ngi fi ndonol it ñi ko war a doxal ñi ngi fi. gan gi di Ndiaga Ndiaye moom mooy tontu Pape Bess Diba di laaj moom nag kii di Ndiaga Ndiaye moom moo jiite kuréel gi boot contrôleur ak inspecteur yu travail dañ leen di déglu. Alaaji Ndate Diop jaajëf suñu gan di Ndiaga Ndiaye moom mooy président amical bi ëmb inspecteur ak contrôleur du travail Ndiaga RFM a ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. tey amical bi ëmb inspecteur ak contrôleur du travail da ngeen amaloon ndaje lan moo nekkoon solo ndaje gi. dañu daje woon parce que ñun inspecteurs yi ak contrôleur du travail yi dañoo am amical boo xam ne amical bu yàgg la jiitu na ñu si bëri fii avant bi amical bi am soit que juddooguñu wala bi ñuy judd ñu ngi jàng nduggaguñ si ko donc ñun en tant que tamit dañ fi fekk suñuy mag suñuy papa ñi fi nekkan amical bi nag. day fédérer aussi bien ñi ñëw tey ak ñi fi nekkan démb donc depuis le 13 juillet passé bi ñu falee bureau bu bees dañoo ne tey dañuy ñëw toog ci suñuy wetu collègue ñi nga xam ne tamit ñoom ñoo ñu jox sas bi ñu wax leen nun lan lañu naax ci ñetti at yi ñuy fal donc tey loolu moo taxan tey ñu ñëw fii pour wax lan nañu nar a def fii ak ñetti at yi donc pour résumer loolu la woon daal. ñu wax ci wàllu inspecteur du travail est-ce que tey jii jàpp nga ne am nañ matuwaay yu war ànd ak changement yi ñu nemmeeku ci wàllu liggéey. am nañu matuwaay yi mais mën nañ ne matuwaay yëpp matut si vous permettez la répétition am nañu matuwaay yi si seen formation. parce que formation bi may na leen ñu mën a def seen liggéey parce que inspecteur du travail niveau master 2 la wala maîtrise bu njëkk ba après nga admis examen ENAM concours bu sélectif def fa ñaari at donc formé nañ la pour nga def ko am nga matuwaay yi tamit parce que am nga fooy liggéeyee am nga bureau am nga oto pour dem mais matuwaay yi du doy mukk am nañu matuwaay sur le plan juridique mais tamit gis nañ ci ay faiblesses sur le plan juridique yoo xam ne pour efficacité contrôle bi tamit il faut ñu renforcer ko. donc mënuñu wax ne lépp mat na mais quand même am na lu fi am. semaine yi ñu génn signé nañ ay convention waaye Sénégal bari na ñoo xam ne suñu waxee ñu signé waaye su dara desul lu dul appliqué ko dañuy gis ay yéex lan la inspection du travail di def ci loolu. waaw convention yi am na ñeent yu ñu signé temps yi vraiment muy wane ne tamit taxawaay bi administration du travail di taxaw di ëmb di boot di pousse tamit. way liggéey yi ak ñi nga xam ne ñooy seen jaatige convention yi nag yow boo fekkee da nga engagé wu signé convention waroo xaar sax ñu naan la appliqué ko parce que forcé wuñ la yow yaa ñëw mu neex la nga signé boo ko signé tamit la nga wax da nga ko war a mottali boo ko mottaliwut tamit gars yi dinañ dem ci entreprise yi appliqué xool est-ce que nit ñi ngi li ñuy wax ñu ngi koy appliquer buñ ko waxul tamit ñu def li yoon wax. am na lu ñu leen di wax ñu ne inspecteur du travail duñ dem sur le terrain bari na ci ñoo xam ne nii daal wàllu mboxum mi ngi aussi ci seen biir gis-gis boobu ñenn ñi am ci seen corps boobu yow noo ko gisee. xam nga c'est normal nit ñi di am ay inquiétudes di critiquer administration en général la ñuy critiquer. c'est du Sénégal yëpp monde bi yëpp la parce que tamit administration dafa am nu muy doxee dafa am nu ko nit ñi di gisee xam nga loolu tamit c'est normal parce que tamit ñi nga tax ngay liggéey dañu war a exigence yow mais je sais que ñi ngi def contrôle daaw rek def nañu lu ëpp ñeenti junni ak juróom benn téeméer mat na ko c'est ren 2020 nee nañ dinañ dem juróomi junni contrôle donc ñi ngi contrôler mais nag yow fonctionnaire nga da ngay xëy dem def sa contrôle demaat sa bureau ki ngay contrôler xam na ne yaa ngi contrôler
travailleurs yi nga fay gis xam nañ ko parce que saa yu ñu demee contrôle dañuy woo délégué dañuy wax employeur bi est-ce que am nga ay délégué du personnel bu ñu nee am na ay délégué ñu ne ko dañoo bëgg bu ñu waxtaanee ak yow ba pare ñu woo délégué yi wax ak ñoom ñu wax ñu tamit ñoom it bu fekkee am nañu jàmbat ci entreprise bi xam nga toog def sa contrôle contrat de travail parce que contrôle bi noonu la dafa am volet administratif ak volet boo xam ne pratique boo ñëwee nga xool contrat de travail yi xool est-ce que contrat yi conforme na bu fekkee ne def nga boobu ba pare nga demaat wër entreprise bi xool est-ce que nit ñi fi ñuy liggéeyee amul lu leen fa mën a gaañ seen santé et sécurité est-ce que ñu ngi koy protéger après bu fekkee ne am na loo relever comme ay manquement nga wax ko employeur bi ne ko nag may naa la fii ak diir pour nga defar après da ngay ñëwaat defaat suivi donc yaa ngi koy def mais le sénégalais lambda mën na ko bañ a xam parce que moom contrôle bi ngay def gisu ko xam nga loolu nag la ñu war a di wax nit ñi di ko gën a xam parce que am na rapport statistique du travail yuy am chaque année mais rapport yooyu ñi ma intéressé ñooy dem xool ko ku mu intéressé wul kii wa mais nag ñi nga xam ne nag gisuñu rapport bi war nañ leen ko wax. boo nekkee fonctionnaire yow sa liggéey la ngay def peut-être meluñu comme politicien bi nga xam ne lu mu def siiwal ko ñun loolu ñun dañ ñuy lu tax ñuy jóg mooy da ngay dem si liggéey yi wàcc dem sa kër ki ngay ko séqal nag muy employeur bi muy travailleur moom xam na bi nga fa ñëwee mais peut-être ñi gën a bëri si population bi mën nañu am impression que ne yow kat ñii duñ leen gis fenn nit ñi dañuy jàpp sax di jël seen moyen di dem contrôle donc ñu ngi koy def léegi nag il faut ñun tamit pour parce que nit ñi lañ fi nekkal il faut ñu gën a xam ne ñi ngi liggéey pour population bi donc il faut ñu gën a tamit loolu tamit si amical bi li ñu koy xaar la c'est li mu fixé la gën a fësal gën a yaatal liggéey bi muy def nit ñi yéen ngeen mën ko xam yéen journalistes yi c'est boo leen ko xamee jàllale ko wasaare ko population bi gën ko xam nit ñi nga xam ne xamuñu woon tamit lan mooy suñu liggéey ñu mën ko xam ba suba ñu ñemee ñëw si ñun ku am tolof parce que tamit xam droit du travail dafa am solo des fois nga jàpp li ngay jàpp fekk na li ngay jàpp méngoowut boo ñëwee laaj ñu xelal la dina tax nga xam fa ngay teg sa tànk donc loolu yëpp dafa baax liggéeykat bu nekk dafa war a xam lan parce que droit la ñuy wax mooy sa àq ak sa yelleef lañ nañ la may ak lañ nañ la may aussi bien ñun dañ fi nekkal travailleur ak employeur yi di leen accompagner boo xamut nga ñëw mais nit ñi tamit il faut tamit ñu def ce pas là jógee sa kër am problème nga ne naa dem administration du travail laaj te boo ñëwee sa anonymat dinañ ko préserver boo ñëwee ne man fa may liggéeyee lii ak lii du ñu dem mukk naan kii kat nee na ma lii dinañ xam nan nañuy wax kiiwee ba ñëw ba sàng affaire bi ba def lu ñu war a liggéey sa doo si feeñ loolu dafa baax il faut nit ñi tamit def effort boobu. waaw mais dañu gis aussi que ne yéen su ngeen nemmeekoo rëq-rëq. ku appliqué wul code du travail. mais amu leen moyen saisir aussi directement justice. non duñu ne amuñu moyen mën nañ saisir justice dafa am si ay pàcc yoo ko mën a saisir dafa am ñaari façon la ñu mën a saisir justice bu fekkee ne délit la. bu fekkee ne délit la comme ça ñu ne la organiser élection délégué nga bañ wala nga am ay délégué bañ leen recevoir wala yooyu ay accident de travail mën nga saisir le procureur am na tamit yeneen yoo xam ne ay daan la ay amende côté amende yooyu nag moom moo amee sooxe parce que texte bi koy prévoir 62 la xam nga c'est en matière de contravention code décret la décret bi passé wut 20 000 francs xam nga c'est booy seet décret 62 boobu yëpp amut fu passé 18 000 xam nga loolu yow miy contrôler sax amoo du la encourager sax nga appliquer kii parce que du dem fenn boo ko yóbboo ci procureur mais du ko topp parce que am na yeneen dossiers yu ko kii donc yooyu nag foofu la ñuy xaar pour ñu mën a xoolaat texte yi gën a renforcer pouvoir juridique chaque jour suñu collègues yi dem ci terrain bi dañuy insister auprès de l'administration centrale pour dire que il faut ñu renforcer pouvoir parce que tamit quelque part il y a des limites objectives yoo xam ne dañ koy rencontrer en matière de contrôle donc. Ndiaga Ndiaye RFM a ngi lay gërëm. maa ngi leen di sant bu baax merci. ok jërëjëf merci beaucoup merci. di ko jaajëfal moom tamit Pape Bess Diba fii la ñu yem ci xibaar yi ni tuut ñu defuk pàttali ci la ca gënoon a fës.
coalition jot na ñi teg loxo gi ñu teg loxo Guy Marius Sagna ba di ko dugal ko ci kaso bi loxob kii di njiitu réewu ko France di Emmanuel Macron génnu ca tey lañ koo xamle bi ñu doon jàkkaarloog taskatu xibaar yi ñi ñuy tabb di leen boole ci comité national bu dialogue bu comité de pilotage bu dialogue national indi na féewaloo ci biir pôle bi ñu duppee non aligné ndax ñenn ci kuréel ga dañu joxoñ baaraamu tuuma kii di Déthié Faye ma nga xam ne moom moo ko jiite dem sax ba ni tekki nañ ndombo tànkam jëlee nañ ko fa ndax moom na muy doxale jaarul ci yoon kooku ñu joxoñ baaraam daal dina koy weddi ba mu set wicc Caaroy moom ni ki tey ji gannaaw ba ñu dencee kii di Njóoba Sekk askan wa nekk ci naqar ak tiis waaye tamit tiit jëm ci seen wàllu kaaraange moo tax it délégué de quartier daal dinañuy dajaloo nee nañ seen kaaraange lañ ko bëgg daal moom mooy wattul ko seen bopp laataa ñu leen di sampal ab poste de police wala bu gendarmerie mu nekk loo xam ne nii nee nañu ay ndaw dañ leen di tàggat teg leen ci bopp ay comité de vigilance ñàkkum ndox ñaari fan yi yàlla moom la askan wa yeewoo ca Pikine di ab quartier bu nekk ca Ndar Géej di wéyee moo tax it ci jamono ji xamatuñu fu ñuy wéer seenuk ndodd ba tey ci xibaar yi doon nañu wax wàllu tàggat yaram ànd ceeg Youssouf Bodian tour du web ak Baye Assane Diaw yoonu tool ak Moussa Oumar Gueye bonne santé animale ak Abdoulaye Cissé Ndiaga Ndiaye moom moo nekkoon gan gi ñu jaajëfal Pabes Diba